alors d'abord damay commencer nuyu waa Louga yëpp di leen gërëm bu baax di leen sant ci ñëw bi ñu ñëw fii ci Louga du tey lañ fi ñëw nag dëkk bu ñu miin la dëkk bu ñu xam la dëkk bu ñuy bàyyi xel la dëkk bu actualité di indi la ci biir réew mi lu baree bari bi ci mujj mooy Astou Sokhna wàcc liggéey ci ay conditions yu doy waar booba it gis ngeen taxawaay biñ ci amoon liñ ci waroon a wax nañ ko ki ñu dénkoon santé it ba ñu waree wax ak moom wax nañu ak moom jooyal personnel santé bi jooy li nga xamante ni moom mooy état bi nga xamante ni moom la hôpital bi nekk loolu rek doy na sëkk pour ñu dugg ci politique maanaam fexe ba Louga képp koo xamante ni am tawat dal na la fi nga mën fee fajoo képp ku fi wan lor booy am doom sa fit du dem say mbokk seen fit du dem sëñ bi loolu rek doy na dugg politique loolu rek doy na engagement politique donc am nañ 1001 raisons pour taxawal suñu askan xaw ma nan lañ koy tuddee waaye ñun niñ koy tuddee mooy jóg ngir jëriñ suñu askan jóg ngir taxawaay boo xamante ni képp ku jóg pour jëriñoo askan wi boo ñëwee di nga fekk ñu jóg taxaw pour jëriñ askan wi. La nature a horreur du vide nit ñi nga xam ne dañoo wax ne dañoo jub dañoo baax dañoo bëgg seen askan buñ toogee jàpp seen njàmbur di critiquer rek keneen koo xam dafa bëgg a dundee askan wi day ñëw jël seen place dundee askan wi di leen xool sàcc seen xaalis jël seeni voix dem yoonam tëdd fële hôpital yi ngeen yor duñu fa fajoo hôpital yi ngeen école yi ngeen yor duñu fa jànge seeni marché yi ngeen yor sax duñu fa ndugge bu ñuy ñëw ci yéen sax seeni ndox la ñuy indi yu ñuy naan loolu nag yéen gis ngeen ko teg ngeen ko bët élection bi ñuy dem nag élection parlement la nous ne sommes pas en face d'une élection présidentielle c'est parlement tamit il faut que ñu xam lan lay signifier parlement mooy fi nga xamante ni fa la ñuy dem pour saytu ak joyanti li nga xamante ni moom la gouvernement du Sénégal di jël ci ay choix di def ci ay choix loolu mooy le rôle du parlementaire c'est contrôler l'action du gouvernement le rôle du parlementaire c'est évaluer les politiques publiques le rôle du parlementaire c'est d'être une force de proposition de loi lii mooy rôle u Assemblée nationale waaw mooy saytu li nga xamante ni ay décision gouvernement la léegi nag coow yi nga xamante ni moom mooy am ci espace bi bu fekkee ne da nga benn borom xam-xam day wax ne bu fekkee ne da nga sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma nee na nit ñi mënoo leen a teree wax lu ñu xamul waaye bu mu la teree jëf lu ñu mënut nit ñi mënoo leen a teree wax lu ñu xamut waaye yow bu mu la teree jëf lu ñu mënut yow da nga ciy nekk rek li nga war a def nga def ko li ci des nga bàyyi ko ci loxo sunu borom nit ki yéeneem rek la am lii ñu dugg nag yéene moo ñu ci dugal ak bëgg Sénégal waaw yéene Louga am hôpital yu baax yéene Louga am école yu baax yéene Louga am jàngukaay yu baax a baax yéene Louga am infrastructure de base yu baax loolu moo ñu ci dugal ni ñu ko yéenee Sénégal yëpp ni ñu ko yéenee Louga noonu lañ ko yéenee Saint-Louis noonu lañ ko yéenee Thiès noonu lañ ko yéenee goxu Sénégal yëpp noonu lañ ko yéenee Ziguinchor noonu lañ ko yéenee Kolda loolu moom moo ñu ci dugal ndax am na lu gën a yomb mooy lijjantiku ba sunu borom defal la sutura nga toog jàpp sa njàmbur di lekk sa xaalis lu way wax nga dugg ci looloo gën a yomb am na ci loo xamante ni dafa jafe mooy jóg ne da nga bëgg a jëriñ sa askan ñun nag jëriñ sunu askan la ñu bëgg suñ tàbbee Louga nag fii moom servir dañoo am ay grands maîtres yoo xamante ni servir te ñu dëkk Louga ñoom dañ leen a xàmme ci jëf su ma ci tuddee Baye Djili Mbaye rek mu doy sëkk ñoo xamante ni mësuñoo jóg di questionner seen redevabilité vis-à-vis de leur communauté moom doy na sëkk modèle pour ñun su ma ci tuddee Serigne Sam rek dans le cadre de la production intellectuelle mu doy sëkk su ma ci tuddee Baye Abbas Sall rek mu doy sëkk donc on a suffisamment de modèles yoo xam ñun bu ñu ñëwee Louga dañuy jël ci dars dañuy jël ci leçon yoo xamante ni fu ñu dellu day tax ñu gën a defaraat suñu toogaay loolu moo tax ñu yéene wax dëgg yàlla taxawal Louga taxawaay boo xamante ni bu am solo lay nekk mu nekk dëgg boo xamante ni bëgg nañ ko pour plusieurs raisons 1001 raisons
dëkk boo xamante ni ci sunu biir xol la nekk am dëkk boo xamante ni dëkku taarix la dëkku histoire la dëkku xam-xam la dëkku production intellectuelle la ak vulgarisation du savoir waaw bëri na lu nit bëggoon a jàng ci Sénégal Louga lay ñëw pour jàng ko waaw donc dëkk bu mel noonu am patrimoine culturel bu mel noonu am patrimoine historique bu mel noonu patrimoine immatériel bu mel noonu wax dëgg yàlla waa Louga moomuñu Louga waa Sénégal yëpp ñoo bokk Louga. Louga nag mësta jóg di jox waa Sénégal ay kilifa dans tous les domaines de la vie économique et sociale donc loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo tax ñu chérir cette ville waaw bi nga xamante ni ma la ko waxee léegi histoire la culture la xam-xam la lépp la waaw loolu lañ bëggal Louga léegi nag ndawi Louga aussi dañ leen di wax ñu jël seen responsabilité waaw moytu politiciens yi nga xamante ni dañ leen di nax. jigéenu Louga ñu leen di wax moytu leen politiciens yi nga xam dañ leen di nax bu élection jotee ñu jëfandikoo leen bu élection jàllee ñu wanaat leen ginnaaw ñun loolu bëgguñu ko doxewuñu ko du ñu wax nit ñi lu ñu mënut du ñu wax nit ñi lu ñu xamul du ñu wax nit ñi lu ñu narut dëgg rek lañ leen di wax dëgg rek la ñu bëgg a seq ak ñoom c'est bon. yaa ngi dégg donc man Sénégal laa faral Sénégal laa bëgg. Sénégal laay noyyee Sénégal laa dund booba ba tey ci lool rek laa ne ba nga ma xamee Djibril Fall bi nga xamoon démb Djibril Fall bi nga xamoon démb mooy Djibril Fallu tey bii Djibril Fall bi nga xamoon démb mooy Djibril Fallu tey bii mooy ko xam dañ ko nampatal ci servir réewam bëgg réewam donc Djibril Fall boobu yaa ngi dégg donc loolu rek moom moo nekk suma xol Sénégal laa bëgg Sénégal laa faral Sénégal tamit lay dund. waaw moo tax askanu Sénégal rek laay waxal ñoom rek laay laaj seen kaddu ñoom rek ñoo nekk ci suma ginnaaw ñoom rek laa bëgg a dem taxawal fële nga xamante ni mooy pencum ndaw réew ma dañoo yàgg a yóbbante ñoom xam nga booy yóbbante nit nag te doxul si yóbbante bi mais bu yàggee nga demal sa bopp on veut redonner le pouvoir au peuple on veut envoyer le peuple à l'Assemblée nationale porter la voix des sans voix des personnes vulnérables ñi nga xamante ni kenn joxu leen kaddu kenn waxalatu leen ñooñu la ñu bëgg a jox kaddu. ñoom la ñu bëgg a waxal fële ci assemblée nationale toogaay bi ñu amoon fële fi nga tudd léegi àjjuma bu jot fañ daan toog di waxal Sénégal dañoo bëgg a taxaw fële di waxal Sénégal loolu moo ñu yëkkati leneen yëkkatiwuñu pas-pas boobu rek la ñu am te chaque jour moom la ñuy yër di jox ay jéego yu dëgër yuy gën a dëgëral pas-pas boobu ngir gën a mën a taxawal Sénégal askan wi rek moo ñu ñor leneen ñoruñu. Sénégalu 2023 Sénégal bu am solo la ci la ñuy am pétrole ak gaz. man waxuma pétrole ak gaz bi dinaa taxaw ba ñu wane fan lañ ko jaareele waxuma lool de oru Sénégal bi phosphatu Sénégal zircon Sénégal suufu Sénégal ressource su Sénégal yëpp incha allah dinaa ci taxawaay boo xamante ni dinañ xam fu mu jóge ak fu mu jëm ak nan la ñuy def ba mu mën a jëriñ waa Sénégal. man xam nga lu may wax ndaw ñi ne ñun dañoo jóg pour dundalaat seen yaakaar. dañoo jóg pour taxawu leen pour dalal xelu mag ñi dañoo dugg politique ngir waxtaane mbay mi nu ñuy def ba mu baax dañoo dugg ci politique ngir waxtaane njàng mi nu muy def ba mu baax dañoo dugg ci politique ngir waxtaane càmm gi nu muy def ba mu baax dañoo dugg ci politique ngir waxtaane li nga xamante ni mooy napp gi nu ñuy def ba mu baax dañoo dugg ci politique ngir immigration clandestine ñu mën koo xeex ba mu jóg fi dañoo dugg ci politique ngir sénégalais yi mën a dund bu mucc ayib ngir ku feebar mën a faju parce que loolu moo taxoon ñu daje dund en société c'était pour régler la question de la sécurité de la santé et de l'éducation ñun loolu moom moo ñu intéressé maintenant nit ñi moom kenn mënu leen a teree wax ñiy wax tamit di wax safaan sax bañuñu ñu xëy na dañ ñoo xamut waaye lu yàlla amut yonent bi amu ko ñun wutuñu ko nit ñi mën nañoo wuute ak ñun àdduna noonu la tëddee waaye jàpp nañ ne ñoom ñëpp cofeel lañ ñu ëmbal jàpp nañ ne réew mi nit ñi ñu bëgg ñoom ñoo fi nekk ñu yéene yiw ñoom ñoo fi nekk ñu yéene jàmm ñoom ñoo fi nekk mën nañoo wuuteeg ñun nag ndax dañ ñoo xamut waaye ñun jàmm lañ leen yéene te jàmm jooj ci la ñuy taxaw ngir def leen encore une fois mandat boolewuñu ak Sénégal wut mandat it boolewuñu ak Sénégal. waa ñu li may wax jeunesse locatoise bi mooy ndaw dafa am solo lool te dafa war a jël responsabilité am te lépp dafa war a leer ci boppam te dafa war a xàmme dafa war a xam ba pare xàmme donc loolu moom moo am solo jeunesse locatoise bi c'est une jeunesse bu am solo la jeunesse bu jàmbaare la ñëpp xàmme leen ci tukki ndax jom mooy tukki waaw donc ñu am jom lañu ñu jàmbaare lañu donc ñun loolu lañ leen xamal loolu rek la ñuy seede ci ñoom
waaw léegi nag di leen woo incha allah au soir du 31 juillet ñu jàppale ñu jox ñu seen carte ñu dem fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale représenter leen fa dignement